صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي فرضا لله تعالى تحترم العاصمين. jërëjëf am na solo de. mbooloo mi ñu ngi sant yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ñu ngi sant Cheikh Ahmadou Bamba. xam naa ñu maasee déglu tuuti rek ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool ci ànd ak wér. waaye ñaanal ko bu baax Cheikh Ahmadou Mokhtar mi nga xam ni tey moo toog toogaayu Cheikh Mouhamadul Moustapha ñaan mu yàgg fi lool ci ànd ak wér. waaye ñaanal bu baax sëñ Cheikh Abdou Mbacke sëñ Cheikh Gaynde Fatma Cheikh Mouhamadul Moustapha mi toog. dëgg la de. Mbacke ñu ngi ñaan nga yàgg fi lool ci ànd ak wér. tey jii sa maam bu dee su la toll dana dégg lool tey dundal nga Parcelles dundal sa kër maam soxna May ci gàmmu gii nga xam ni amul lu dul moom te bu dul woon ak gàmm duna toog fii nag ba tal di gàmm ki tax ñuy gàmm nag mooy Seydina Muhammad. Serigne Touba wax na ko lu ne waaye tey jii ku fi teew daa yëg ni tey nag gàmm Serigne Cheikh Abdou. billahi samii alim min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim wa afdalu salaati wa atammu taslim ala sayyidina wa mawlana wa habibina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. mbokk yi ginnaaw bu ñu sant yàlla des di ko sant di julli si yonent bu tedd bi moom rahimahullahu rahmatan waasia wa salawatullahi alayhi wa sallam. maa ngi nuyu mbooloo mi yépp di jiital ci nuyoo bi sunu xarit sunu soppe sunu wëllëri ki ñépp safoo ci réew mi mooy Sëriñ Abdou Gaynde Fatma. sëriñ bi maa ngi lay ziar bu baax ci weeru bu tedd wi ci guddi gu màgg gi ci guddi bu sell gi. maa mbégte lool ñëw fii Parcelles ànd ak yow ci guddi gi. sa maam yàgg ko taxawee nga ñëw di ko doxalin bu sell bu rafet ba képp kuy yeewoo fii ci Ndakaaru yëg na taxawaay bii nga am ci guddi gi. yàlla na suñu borom fay na ko ay yiw yu dul jeex mu wesaare wu fépp ci réew mi doon jàmm ak naataange ci réew mi. sëriñ bi duma guddal kàddu gi fi ma koy accès rek tey mooy ci doon waxtaane léegi diggante Sëriñ Touba ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. damay jàng asiru mais li ma ci yéen dama déglu bateau bu njëkk ba nga xamante ne charbon moo ko daan doxal mu nekk vapeur. soo déggee bateau bi su tegewoo ci ndox su dawee ba nga gis vapeur bi soo démarqué ci daaju asiru da ngay xool ni asiru bi ni Sëñ Touba décidé imposé tubaab bi ci fa mu jëm moom. ndax da ngay gis ñu ne asiru bato bi tàkk na su tegoo ci ndox bi nga dégg mu ne malabrari hina asiru nga gis hélice bi mel ni day lalante ak ndox nga xam ne kii waajaloon na boppam ci den bi. moo tax lii moo tax soxor bi bëri ci réew mi ndax dañu dem ba comprendre tuñu affaire bi li tax mu egg fi tey ji ndax dañu kaste seeni xol
mais li gën a yéeme mooy soo demee Lambaréné courant bi ndox bi dafay ñëw ci courant bu intense foofu dafa am jasik am lu ñuy wax muuj 7C tubaab bi su bëggoon liquider nit koo xamante ne yaa ngi bàyyikoo ci suñu réew yi climat sahélo-sahélien la suñ la yóbboo ci climat équatorial su la muuj 7C màttee hémorragie interne lay def moo tax tubaab bi bëggul woon rey mais da lay yóbbu mu mel ni ku la bëggoon defaale exécution ña ca jaar ñëpp mucc ba mu des Cheikhul Khadim li ko waral nag mooy muuj 7C muy yoo boobu ak jasik bi mun ndox mën géej mën suuf ñaar ñooñu ay taalibe yonent bi lañu sallallahu alayhi wa sallam moo tax muuj 7C su daan jege deru Cheikhul Khadim du ko mat day ñëw tiim ko di barkeelu ci leer gi bàyyi ko ci deram loolu jaaxal na léegi ba léegi doomu aadama yi ba ca topp mooy Cheikhul Khadim saa yu daan ne bëreet jëm ut ndox ca dex ga jasik bi lu mu excité su seenee Cheikhul Khadim day reculer ndànk di yëngal genn gi di barkeelu ci leer gi bàyyi ko ci Cheikhul Khadim ak xet gu neex gi daan bàyyi ko ci moom ndax tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko yóbbee woon loolu barkeelu boobu nag moo indi woon ba lii di jasi ak yoo bi ñuy wax muuj 7C dem ba nekk ay taalibe Cheikhul Khadim ndax déggal ko nangul ko moo tax sëriñ bi muy wax léegi ne ñiy yëngu di wax yu ñaaw jëme ko fii ñoom nag daanaka sax li ñu def metti wuñu ndax ñun suñu cofeel ci ñiy tagg yonent bi rawatina Cheikhul Khadim saa su ne suñu yeewoo day gën a yokk ndax ni mu mel ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko dundam jox ko jëmmam di ko taggin boo xamante ne soo déggul arab sax soo déggee bayit yi ni mu tàmbalee ba suy daanu ni muy def sa xol dafay sedd soo koy déglu sooy déglu daaj yi soo toogee nag sëriñ bi indil ñu guddi gu mel nii ñu teewee ko ñun ab sant gu rëy la ci ñun moo tax ñu doon témoigner kàddu yii di la sant nag bu baax a baax ci dalal gi ci tedd dànge gi di ñaan yàlla mu yàggal la fi yàlla wéral la parce que sa dund am na njëriñ ci réew li nga boole mooy d'abord élégance dans le port vestimentaire mais élégance aussi dans la clairvoyance à travers tes nobles idées yi ngay développer ça yu ñu la joxee micro lépp lalu ci sagesse moo tax les fines intelligences ci réew mi dañu war toujours di côtoyer wu parce que seeni lëkkaloo mooy indi jàmm ci réew mi mais mooy indi aussi réew mi koom bi dem ca kanam soo gisee nit ñi excité c'est parce que tey ji koomu réew mi ma ngay daw di uti Touba benn ñaareel ba mbokk yi ñu bàyyi xel lii bu baax a baax réew mi Cheikhul Khadim tagg yi mu tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku am xel bu xarañ yaa ngi xam ne réew mi ngi jëm ci naataange képp ku am xel bu xarañ ci ñaari mbir ñu ne corona am na daaw kenn bâchatul sëñ Muntaxa joxe ndigal ne màggal am na parce que yonent bi su buggee wane mbiru ku bokk ci moom daf koy isolé événement am li moo indi woon jamono jooju màggal rek moo xew ci àdduna bi ba mu jeexee dégguloo benn cas bii passé nag moo gën a yéeme ndax daa mel ni bi mu amee ba jeex ndax ñi woon ci 3e vague daa mel ni màggal gi dafa tàmbale corona di dawaale di génn bi màggal jeexee mu daal di abalewaale lii moo xew ci réew mi ndax Cheikhul Khadim ni mu taxawee ci cofeel ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko isolé événement am ñaar yooyu mu isolé nag ku am xel dëgg xam nga ne réew mi jarul fitna jarul fippu jarul ñagasi kanam sëriñ bi wax na ko léegi neen soo bëggee Cheikhul Khadim sa kanam dafay nes-nesi soo bëggee Cheikhul Khadim da ngay am jàmm aussi
soo bëggee Cheikhul Khadim sa koom day barkeel ba noppi doo ñee kenn ndax bëgg gi nga bëgg Cheikhul Khadim lantinoor la bu jëm ci gën gi mindeef sallallahu alayhi wa sallam te li yàlla wax yonent bi doy na sa Cheikhul Khadim moo ñu ko xamal nee na soo bëggee xam dëgg-dëgg Cheikhul Khadim yonent bi da ngay daw yër surat najmi aaya 1 ba fukk ak juróom-ñett wan najmi ida hawa ma dalla saahibukum wa ma hawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul huwa zu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la summa dana fatadalla fa kana xaaba xawsayni aw adna fa awha ila abdihi ma awha ma kadaba al fuadu ma raa afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul mahwa iz yaxsha sidrata ma yaxsha ma zaaha al basru wa ma taha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. lii la Cheikhul Khadim wax mu toftalu nag ci aaya 1 ci Isra. Cheikhul Khadim dañu yëraaleel loolu li yonent bi bekk ci abd bi ko yàlla wooyee subhaanalladi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami ila al masjid al aqsa ila al masjid al aqsa alladi barakna hawlahu li nuriyahu min ayatina innahu huwa samiul basir. xoolal ñaari sëriñ bi benn bi dafa wax ne afin de lui montrer certaines de nos grandes merveilles beneen bi mu wax afin de lui montrer nos grandes merveilles. kon nag yonent bi rañaalul benn yoon jëm ca borom bi te Cheikhul Khadim moo ñu ko xamal. benn waaye dafa ma wax ne man de baat bi ma yéem mooy fi Cheikhul Khadim waxee ida katabtu tasxa arshul baaxi wa sabaxa malaykut tibaaxi mu ne daf maa yéem ma ne ko ñaar nga ciy jël benn bi le lotus des confins muy juróom-ñaareelu asamaan extrémité bi pour xam la fa xew il faut nga am autorisation divine beneen bi il faut nga am anoblissement reine d'Angleterre su ko neexee day jël citoyen kenn ci ñoom woo la ne la anoblir naa la maanaam goreel naa la te su yàlla goreelee jaamam te goreel na Cheikhul Khadim bi mu ko goreelee la ko may mu am accès ci ginnaaw le lotus des confins am accès ca pays suñu borom mën a xam li xew ci diggante yàlla ak yonent bi moo ñu ko déchiffré summa dana fatadalla fa kaana xaaba xawsayni aw adna loolu Cheikhul Khadim moo ñu ko déchiffré. maa ngi leen di sant bañ a guddal kàddu gi di la gërëm sëriñ bi di la sant ci occasion bii nga ma may ma mun a wax dara ci Cheikhul Khadim mu def jàmm ci man def ubbeeku def yokkute ndax Cheikhul Khadim soo ko tuddee da ngay yokku da ngay am jàmm da ngay am puissance de dignité da ngay am puissance de foi loolu nag dal nañu ci li nga ñu dimbali nii maa ngi lay sant di la gërëm alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. صوم غد عن أداء فرض شهري رمضان هذه سنتي